le rendez-vous radiophonique du week-end. Triangle Sud sur Radio Sénégal. Tous les dimanches, 11h-12h sur Radio Sénégal International 92.5. Khali Amadou Narfal fouille l'actualité avec ses invités. Votre émission Triangle Sud, tous les dimanches, 11h-12h. Tivaouane di ndaw ci pencum réew mi nekk fa itam njiitu kuréelu député Benno Bokk Yaakaar muy groupe parlementaire bi fa ëpp doole. Aymérou Gningue maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci sa teewaay ci émission bi. waaw Khali maa ngi lay fay di nuyu mboolem auditeuru rajo Sénégal yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di am mbégte ci teew fii tey ci sa émission bi pour war a waxtaanee lu soxal réew mi jërëjëf. waaw ñu am yéene jukki ay laaj yu ñeel itte ak soxlay askan wi. waa jërëjëf ay réglage micro lañ doon def ñu ci jéggulu donc président Aymérou Gningue ñu am yéen a jukki ay laaj yu ñeel itte ak soxlay askan wi bi ci njiitu mooy mbënd mi donc xam nañ ko moom la Sénégal di waxtaane ndaxte samedi ba la ñu génn ak dimanche ay taw yu am solo ñoo wàccee ndox mu bari ci Sénégal mu mel ni ba léegi daal bu fekkente ni mun nañ ko tënk mun nañu wax ci gàttal bu ñu xoolee nguur gi ñu nekk tey ji ak jamonoy Ablaye Wade ak li ko weesu Sénégal naka jekk dafa tële ci am pexe pour jànkuwanteel ak ndoxum taw mi ma bëggoon laaj yéen lan moo di seen taxawaay fi mu toll nii naka ngeen di gérer inondation yi nga xamante ni moom moo jaaxal sénégalais yi. waaw jërëjëf Khali. xam nga mbirum mbënd moom wax nga dëgg yàgg na xew fii ci Sénégal boo xoolee itam li ko indi mooy Sénégal dafa nekk réew moo xamee ni soo xoolee ñi nga xamee ñooy dëkk ci taax yi dañu dem ba bariwaay boo xamee ni boo ko nattee ak li nga xamee mooy population Sénégal dañuy jàpp ni daanaka fii ak 2035 sénégalais yi ñaari sénégalais yooyu jël benn bi ci taax yi lay dëkk loolu nag bu fekkee dafa am cim réew te nga xamee ni ña fa dëkk ñëpp boo xoolee ci benn boobu ñi ngi dëkk ci diggante Ndakaaru ak Thiès dafay nekk pression boo xamee ni pression bu am solo la ci biir Ndakaaru ci biir Thiès itam ak ci yeneen dëkk yi nga xamee ni ñi ngi ci biir réew mi loolu nag li muy wone mooy wax dëgg yàlla ci wàllu seetaat suñu dëkkuwaay yi ci wàllu defaraat suñu dëkkuwaay yi am na ay jéego yu mag yu ñu war a def parce que xam ngeen ni am na pression boo xamee bu fekkee dafa am ci biir tax yi dafay am phénomène boobu ñuy tuddee phénomène bidonvillisation mooy ay bidonville dafay créé wu bidonville yooyu buy créé wu dëkkuwaay yooyu na muy war a demee du ni demee dafa am benn rapport Banque mondiale bu wax ni ci Dakar maanaam téeméeru dëkkuwaay yoo gis ñaar fukki dëkkuwaay ak ñett dafa nekk loo xam ne ci lu irrégulier lañ ko tabax bu nekkee nag ci lu irrégulier mooy fa ñuy dëkk du am assainissement du am loo xamee ni nii jumtukaay yañ ci war a def nañ ko ba bu tawee dafay fekk ndox moo xamee ni nii bu taawee dootul mën a dem mais loolu yëpp tam su amee il faut que ñu xalaat ni sénégalais moom bu xësee nekk ci jafe-jafe li am solo mooy ñu seet naka lañ leen di génnee ci jafe-jafe bii ñu nekk tey. loolu moom mooy laaj bi fi mu toll nii dañu nekk ci situation d'urgence. njiitu réew mi déclenché na plan Orsec. def ci xaalis boo xamante ni bari na. 10 milliards mais ñëpp dinañ jàpp ni. 10 milliards yooyu par rapport ak liggéey bi. ni mu toll par rapport ak ni nga ko waxee nii habitat irrégulier bi. infrastructure yoo xamante ni topp ci. est-ce que du nekk une goutte d'eau dans la mer déjà la question mooy fi mu toll nii su tawaatoon dañuy delluwaat à la case départ. est-ce que véritablement yéen en tant que gouvernement am ngeen solution mën nañu xam lan la. waaw xam nga 10 milliards yi d'abord niñ koy war a mën a jàppee mooy xaalis boo xam ne da nga ko def
pour génne nit ñi ci jafe-jafe ji ñu dund tey li ñuy wax naan gis nga bu coono amee li ngay jëkk a def mooy fexe ba ñi nga xamee ñi ngi ci coono nga génne leen ci xam nga tey soo demee Kër Massar fekk nit ñi nekk ci ndox mi am nañu tànn dem taxaw ak ñoom di photo ak ñoom naan leen waaw yéen a ngi ci ay jafe-jafe déedéet bu fekkee ne yàlla daf la jox nga yor nguur sa responsabilité nekk nga génne nit ñi ci jafe-jafe da ngay seet li nga xam ni soo ko xaymaa génne ko muy alal nga ni lii leen di jàppale pour ñu pomper ndox mi pour mu génn fa. est-ce que président Aymérou Gningue yaa ngi bëgg a wax ni kon njiitu réew mi mu joxe par exemple 10 milliards yi moo gën mu dem seeti ñi nekk ci mbënd mi daal di leen témoigner benn affection soutenir leen réconforter leen. déedéet ñaar yëpp ay ànd parce que xam nga déjà Sénégal dafa nekk dëkku solidarité dëkk boo xam ne nit ñi dañuy dimbalante dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy ñeewante seen i mbokk di ñeewante seen i dëkkandoo ba nga xam ni su fekkee am na lu metti da ngay dem d'abord seeti nit ki xam nga président li mu jëkkee mooy jaale ñi nga xam ni faatu nañu ba pare ñi nga xamee ni dañu nekk ci mitit mu mitut lu leen xamal leen ni kat jafe-jafe yi ngeen di nekk yëg nañu ko te ñu ngi ci ànd ak yéen waaye bu yemoon foofu tam te jëluñu ay solution mooy déclencher plan Orsec bi nga xam ni ministère de l'intérieur moo koy coordonné mais na nga jàpp ni plan Orsec bi ministère yu bëri ñoo ci bokk ministère yi nga xamee ñoo yor sécurité ministère des forces armées directeurs généraux yi sax nga xamee ni dañu yore ay Sénélec ak ay ONAS ak ay ndox mi ñoom ñëpp dañu bokk ci ñi nga xamee mooy équipe opérationnelle bi nga xamee ni ñooy toppatoo wàllu plan Orsec bi nga génn nag xaalis pour def ko ci mooy génn leen ci jafe-jafe yi parce que nit bu nekkee ci ndox bala ngay mën a wax ak moom lu mu dégg nga dimbali ko ba ndox moomu nga pomper ko mu génn bu fekkee dafa nekk ci jafe-jafe ba dund bi mu amoon ndox mi yóbbu ko nga dimbali ko ba mu am lu mu dundee bu fekkee ni mënatul a dem liggéeyi ba nga xamee ni nii ñàkk déplacement bi dafa am lu muy gàllankoor ci koom-koomam nga jàppale ko ba kooku tam am lu mu mën a dugal ci biiram am lu mu yoree njabootam loolu yëpp ci xeetu jàppale la waaye nag yooyu ay solution d'urgence rek la moo tax ñuy wax plan Orsec organisation de secours mooy naka laa lay dimbalee ba nga génn ci lii sapeur pompier yi nekk fi armée nekk fi ñëpp nekk fi pour ñu jàppale leen pour ñu génn ci ndox mi. fi mu toll nii nan la ñu mën a xayma liggéey urgence boobu noonu parce que dafa mel ni am na ci ay dëkk yu mel ni ay Parcelles Assainies ca Kër Massar. urgence la boo xamante ni nit ñi ngi ci ba léegi ndaxte urgence bu ñu ko déggee mooy si saa si. fan ngeen toll ci liggéey boobu. waaw liggéey boobu mooy d'abord jënd ay moto pompe yu doy organiser wu ba fi ndox mi nekk ñu pomper ko génne ko. loolu mooy les premières urgences mooy fépp foo xamee ndox taa na fa ba nit ñi mënuñoo dugg seen kër ñu fexe ba pomper ndox mooy ba dimbale nit ñi. est-ce que loolu mi ngi am ay résultats mi ngi am ay résultats xam nga mais résultat court terme la xam nga li ñu war a jàpp xaal yi. mooy gis nga 2012 bi nga xamee ni président mi ngi soog a toog yaa ngi fàttaliku mbënd moomu d'ailleurs jamono boobu yaa ngi gis moo taxoon ñu ni dañuy tas Sénat bi. voilà yaa ngi fàttaliku ni jamono boobu maa ngi koy fàttaliku premier ministre am Abdoul Mbaye nit ñi sax doon nañu wax bi mu demee ca mbënd ma te soloon dàll yooyu souliers yi ñu koy booba mbir la boo xamee ni nii moom itam dafa lëmbee woon Sénégal ci jamono boobu le président defoon li ñuy wax le plan décennal xam nga plan décennal soo ko defee mooy plan boo xamee ni da nga naan maa ngi fii tey mais fii ak fukki at naka laa ci def plan boobu nag am na lu ñu ci jotoon réaliser parce que dafa amoon benn phase boo xam ne plan d'urgence la woon mooy génne nit ñi ci ndox mi am plan boo xam ne plan intermédiaire la ak plan long terme bi ñu xaymaa alal jooju yëpp nga xamee bëggoon nañ ko ci def dañu jàppoon ni ëpp na lu war a mat ñaari téeméer ak juróom-benn fukki milliards. waaye nag ci plan boobu ni ñu ko exécuté bu fekkee dañuy waxal yàlla rek gis nañu ni plan boobu am na lu bëri lu mu def parce que booba jamono boobu yow yaa ngi koy xam sénégalais itam ñi ngi may dégg kenn mënatul woon jaar ci route nationale bi boo daan dem Ouest Foire ndox mi dafa daan taa boo demaan Grand Yoff Dalifort nga dem Wakhinane boo demaan Mariste boo demaan Yëmbal foo fi mënoon dem ba ci Jidda Caaroy kaw da nga daan fekk ay ndox yoo xam ne di fa taa plan d'urgence boobu réglé woon na loolu lii xew tey nag il faut aussi ñu am lu ñu jàpp. est-ce que lii moo ëpp dayoo inondation yi ñu nekk mbëndum 2012. moo ko ëpp dayoo fap. est-ce que kon léegi nii ñiy laaj
ni xam nga 2012 ci le président annoncé woon ni léegi xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy def ci Sénat léegi dañ koy jël. donc ñu dindi Sénat def ko ci mbënn mi. léegi ginnaaw bii moo ëpp dayoo est-ce que ñii laaj ñu tas HCCT ak conseil économique social et environnemental ñooñu est-ce que seen xalaat boobu noonu lu yenu maanaa la. non xam nga soo xoolee gis nga plan d'urgence bi ñu defoon 2012 xam nga Sénégal ñaata xaalis la génnewoon pour def ko ci 17 milliards li ci des yëpp dañu waxtaan ak ay bailleurs de fonds ñu ñëw jàppale ñu ba ñu mobiliser lu war a mat 67 milliards def ko ci liggéey bi kon liggéey bi du question ay dama tas lii déedéet liggéey bi mooy gis nga fi mu nekk man li ma jàpp bu ñu bëggee régler définitivement la question des inondations li mu laaj ci aménagement li mu laaj ci plan d'urbanisation bu ñu ma joxoon téeméeri junni milliards francs CFA sax du ko régler parce que dafa am dëkkuwaay yoo xam ne fa nit ña dëkk fii ak jëlewuñ leen fa yóbbu leen feneen foofa ju defar ko ba mu ni boy loolu du fi jóge mu rawatina nag dafa am lu xew mooy dérèglement climatique yi xal yi il faut que ñu wax ci parce que soo xoolee lii xew da ngay gis ni que dafa xew Sénégal li ñu dal doy nañu waaye dafa lëmbe àdduna bi yëpp amul benn réew boo xamee ni gis nga ko fii ci Sahel wala ci Amérique centrale wala ci Europe boo xamee ni lii dalu la te ku ci nekk yaa ngay seet naka nga koy faje Sénégal nag li fi xew daanu fi ci fan yi dafa ëpp dayoo loolu moo tax incha allahu rabbi dañuy defaraat yeneen i plan tëggaat yeneen i plan yeneen i xalaatin yoo xam ne bu ñu ci yeggee dinañu mën a permettre en tout cas ju génn ci jafe-jafe yi ñu nekk. est-ce que yéen a ngi déglu techniciens yi parce que xam nga sax njiitu réew mi amoon na fi ministère requalification ak restructuration banlieue parce que concept yooyu noonu ay techniciens ci wàllu urbanisme ak aménagement du territoire dañu ko joxe comme solution comme li nga wax sànq foo xamante ni ala kulli xaal ndox ma dafay wàcc soit ñu toxal ñooñu wala bokk ñu def assainissement mais dafa mel ni quand même nguur yi jéego yi ñu ci def naam am na mais lu néew la par rapport ak li nga xamante ne toujours bu mbënd mi ñëwee moom la ñuy mu mel ni laaj bi mooy su dee am ngeen tam solution mais c'est pas visible en tout cas ci wàllu résultat gisuñu ko. ah si xali xam nga ci wàllu résultat maa ngi la cité léegi fi nga xamee ni mbënd mi dafa daan nekk te tey ci plan d'urgence bi ñu ko defee boo fa demee dootoo fa fekk ndox boo daan dem tey booru maison du parti socialiste ni mu daan mel li ma la wax léegi ci route nationale bi li ma la wax ci foire bi li ma la wax ci Grand Yoff li ma la wax même ci Parcelles Assainies en dehors de 2 unités li nga xam ni def nañ ko ci wàllu station de pompage ci wàllu yokk tam conduite yi nga xam ni moom mooy génne ndox mi wax dëgg yàlla sénégalais yëpp gis nañu ni foofu am na lu fa amélioré wu lu bëree bëri léegi nag comme li nga wax liggéey bi dafa laaj ñëpp jàpp ci loolu moo tax d'ailleurs nit ñi dañ ko dul seetlu mais gis nga bi ñu defee plan bi nga xam ne mooy plan décennal bi président dafa waxoon ni nañu taxawal benn observatoire national sur les inondations boo xamee ñëpp ci nekk experts yi dañ ciy nekk universitaires yi nekk ci élus locaux yi nekk ci gouvernement bi nekk ci ñun ñëpp ñu boole suñu bopp su ko defee ñu bokk xalaat mais encore une fois li nga xam ni moom mooy suñu problème dëgg problème mu aménagement territoire maanaam mënoo nekk ci Sénégal benn nit boo jël dëkk ci taax yi benn nit ñaari nit yoo jël benn bi dëkk ci taax yi lépp concentré wu ci Dakar Thiès Mbour te doo am problème yu mel nii parce que problème mu dëkkuwaay ngay am ce qui veut dire que réflexion bi dëgg mooy lan mooy nañu fexe ba def li nga xam ni moom le président def en 2020 dafa def le plan national n'est-ce pas de développement d'aménagement et de développement des territoires fii ak yegguñu foo xamee ni dañu fexe ba Sénégal dëkk boo dem ñu def fa ay territoires viables nit ñi toog ca dëkk yooyu mën a liggéey mën a daan seen doole mën fa am dunduwaay yu neex am fa tam dunduwaay yu mucc ayib fii ak yegguñu foofu defe naa ni dinañu am problème ndaxte phénomène bi ñu tuddee ay quartiers spontanés ay bidonville du fi jóge te loolu feek jógewu fi même bu dul taw yi sax taw bu tuuti rek mën na leen indil mbënd.
léegi lan mooy taxawaayu ñi nga xamante ni ay ndawi réew mi lañu nekk ci ay penc yu mel ni assemblée nationale. ak ñi yore bokk moomeel yi collectivités locales yi. dafa mel ni kenn yënguwu ci woon. ba président woo leen. alors pour ngeen dem pour xettali askan wi par exemple assemblée nationale bi nga xamante ni yaay njiitu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar lan moo ci seen taxawaay. waaw dafa am ñaari gis-gis yu ñu war a am foofu benn gis-gis bi mooy député d'abord dafay jóge ci gox amul benn député boo xam ne gox bëgg a dëkk demoo massawu ña nga xamee ñoom nga dëkkal ci mbir mi mais encore une fois li may wax mooy xam nga ñëw toog ak nit ñi photo ak ñoom wax ak ñoom ni leen wax dëgg yàlla. yaa ngi sànni xeer de yaa ngi tooñ de non déglu rek yooyu moom amul solo xam nga lan moo am solo mooy nga ñëw nit ñi xam ni li ñu nekk yaa ngi leen di wax mat sa mais tam yaa ngi indi ay solution nag gis nga assemblée nationale ñaari solution rek la am benn bi mooy amul lenn loo xam ne dinañ ko def ci gafaka réew mi nga xam ni gafaka gii dañ koy jox exécutif pour mu liggéey ko te du jaar assemblée nationale kon assemblée nationale li mu war a jëkk a taxaw mooy est-ce que moyens yi nga xamee ni def nañ ko ci xeex bi est-ce que doy na ak naka la ñuy xalaatee pour yokk ko kooku mooy suñu premier taxawaay ñaareelu taxawaay bi mooy ñu xool est-ce que li nga xamee ni jot nañ ko def est-ce que liggéey nañ ko ci amin bu sell pour que nit ñi mën koo jariñoo. léegi foofu lañ leen di xaar. est-ce que par exemple assemblée nationale dafay def mission parlementaire commission d'enquête noonu leen ko mën a tuddee. pour nag ñu saytu. PDLI bi muy plan décennal de lutte contre les inondations. parce que sénégalais yu bari. surtout ci réseaux sociaux yi nga xamante ni seen xalaat la ñuy exprimer ñi ngi laaj. xaalis boobu noonu pour ñu càmbar ko. ñu bëri da naan mais fii 750 milliards bu fi duggoon dina feeñ quoi mu mel ni donc foofu am na jafe-jafe. mais assemblée nationale est-ce que dina def liggéeyam foofu noonu. waaw d'abord damay lay wax ni la xam nga ñu bëri dañuy wax te dañuy jaxase xelu nit ñi 750 milliards budget la moom mooy li ñu xayma man mën naa la wax tey fii ñu toog xali ni la boobaak léegi li ñu dugal ci mbënd mi yeggul 200 milliards de francs Sénégal nag dañu gaaw bu ëllëgee rek da nga fi gis ñu génn ay pancarte naan ku nekk amel nañ la 50 000 parce que dañu daal di jël 750 milliards yi diviser ko par nombre de sénégalais di wax demewul noonu li nga xam ne moo am mooy li ñuy liggéey dañ ko teg ci ay anam yu leer am na plan d'urgence boo xamee ni def nañu ko 66 milliards la woon diggante boobu ak léegi jëlaat nañu lu mat 113 milliards def ko ci liggéey boobu ñu def moom laa la jox résultat am léegi naam doyul parce que comme li ma la wax bu ñu tegoon 10 000 milliards ci kaw table bi te nga xam ne dañu war a def restructuration yi ñu war a def aménagement yi ñu war a def itam du doy léegi nag est-ce que li ñu jox liggéey nañ ko teg nañ ko ci yoon loolu nag mission d'information bu Assemblée nationale dina ko càmbar. parce que di ngeen ko càmbar. oui bien sûr parce que ñun loolu mooy suñu liggéey xam nga fi mu nekk nii nga xamee ni nii dañu nekk ci budget programme fii nga xamee ni nii fi mu nekk dañu am beneen doole buñ ñu jox muy ñuy évaluer les politiques publiques. te loolu président moo ko dugaloon ci référendum mars 2016 bi loolu daf lay won ne ñun incha allahu commission bi nga xamee ni mission d'information bi ñu def dinañu woo ku ñu war a woo laaj ko pour gën a leeral askan wi mais déjà man mi toog rek wax naa la ni parce que xam nga budget dafa am lu ñu tuddee loi de règlement mooy saa bu budget jàllee rek dañuy seet loi bi budget bi est-ce que exécuté nañu wala déet ma lay xamal ni la budget yi fi jàll yëpp ba 2017 loi de règlement bi voté nañ ko loi de règlement mooy lan mooy li ñu voté loon assemblée nationale ni ñu ko li assemblée nationale voté votel ko gouvernement bi la ñu waroon def nañ ko ci yoon parce que bu fekkoon defuñu ko ci yoon duñ leen voté loi de règlement yi moo tax am na député yu wax dama leen di wax ñu jàngiwaat parce que xam nga mënoo nekk ci réew ñu def budget voté loi de règlement bi loi de règlement budget 2017 nga taxawaat di wax naan dañu waroon gëstu wala dañu war a def commission d'enquête parce que bu fekkoon ni dañuy def commission d'enquête loi de règlement boobu nga xam ne Cour des comptes moo ko saytu jox ñu ko kon duñu ko voté. mais su dee xaalis la boo xamante ni bokkul ci budget bi donc soxalul loi de règlement
peut-être am nañu sañ-sañ bu fekkente ni sax nit ñi par simple curiosité war nañ mën a poser question boobu. C'est ça. Par exemple Assemblée nationale doon nañ xaar xaalisu force Covid-19 bi ñu def ci enquête pour informer parce que alalu askan bi la c'est l'argent du contribuable ak tamit bii nii donc c'est des questions yoo xamante ni est-ce que du ay questions légitimes et puis surtout ñu ciy xaar ndaw pencu réew mi. waaw mais d'abord amul benn xaalis boo xamee ni du dugg ci budget xam nga ne xaalis moom même bu fekkee ne dafa jógee ci poche nit ñi comme force Covid bi nga xam ni am na 20 milliards yoo xam ne ay nit ñoo ko contribuer loolu dafay am traçabilité dañ koy dugal ci budget xam nga force Covid bi comme ni nga ko gisee dafa am xaalis boo xamee ni ay nit ñoo ko joxe ñoo ngi ko tënk à peu près ci ay milliards ay 20 milliards am na 113 milliards yoo xam ne dañu def ay réaménagement budget am xaalis boo xam ne ni suñuy partenaire lii dañ ñu ko may lii dañ ñu ko lebal loolu moo nekk 1000 milliards yi mais amul dara loo xam ne dinañ ko def ci wàllu alal ñun ñi xam comptabilité publique te duñ ko bind donc ñiy taxaw di wax parfois dañuy wax te li ñuy wax nag wax dëgg yàlla dafa def nag dañu bari coow rek te duñu ko xam ndax gis nga Cheikh Anta dafa daan wax ni ñàkk bopp weesuwul di dox ba pare di laaj ndax am na ay tànkam déet waaw Sénégal mi ngi dox mën nga nag wax ni doxin bi bëggoon naa mu gën a gaaw wala bëggoon naa ñu jëmale ko fii waaye nag dafa nekk réew moo xam ne dafa yor ay tànk di dox te nag bokkuñu ñun ci ñi ñàkk bopp ba dañuy dox ba pare di laaj ndax am na ñu tànkam de. léegi président damay poser waat sama question ci banaan anam gis nga par exemple lii di wàllum dund gi ci aide bi. ci force Covid-19 bi. njiitu réew mi tegoon ci loxo. ministre Mansour Faye. ba léegi nit ñi ngi laajte xaalis boobu pour ñu leeral ko. léegi bii tamit xam nga Mansour Faye moo nekkoon ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. 2014 ba avril 2019 bii nii. alors nit ñi dañuy laajte est-ce que affaire bi dina mujj fenn parce que kii nii goro njiitu réew mi la est-ce que dinañ nangu est-ce que député yi dinañ jël risque par exemple wax lenn loo xamante ni dafay peut-être xajamal loolu di gestion yorinam. waaw d'abord li ma lay jëkk a wax xam nga mooy man élu local nag mooy dama nekk ci gox-goxaat yi. yàlla def ma nekk maire jiite benn commune depuis 2009. Mérina Dakhar nekk en même temps aussi député. voilà nekk en même temps député nekk président groupe parlementaire. ma lay xamal ne ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci àll bi gis aide bi nga xam ne moom la président def man de wax dëgg yàlla fa ma dëkk ak ña ma dëkkal gisuma ku ne ndimbalu président bi egsiwul ci moom non seulement dafa egsi mais dafa egsi mat. ba pare na mu war a ñëwee mu ñëwee noonu xam nga dafa am ay nit yoo xam ne ni réew moo dem nag am na fa téeméeri nit yoo jël am na juróom yoo xam ne du ñu d'accord mukk bu ñu nee ñuul na ñu ne dafa weex yow mi wax ni ñuul na boo nee dafa weex ñu wëlbatiku ni dafa ñuul ñooñu nag ñun ñëpp dañ ci am responsabilité notamment sax ñi nga xam ne dañu yor affaire presse parce que dañuy ñëw di leen tàllal seeni micro te ñoom du ñu juboo ci dara ñooñu nag ku leen topp. li ñu naan ku mbott bu fekkee ni dañu nekk nawet mbott bu tëb nga tàcc ko sa tool dina boy c'est-à-dire que Sénégal ñi ko yor dañu ko yor ay responsabilité nekk ci seen wagg responsabilité bu nekkee sa wagg nag da ngay liggéeyal askan wi di leen génne ci ay jafe-jafe waaye doo ko yor ak ay wax loolu nag moo tax ñun li ñu war a def lépp dinañ ko def mooy mission d'information mooy dem xam nga commission d'enquête déjà dafa nekk loo xam ne dafa am lu muy mel ni dafay am connotation mel ni da ngay ñëw pour ni waa ji ñaaw njort te ñaaw njort dafay yàq ànd. Est-ce que loolu tamit du mooy li ñu soxla ci démocratie nga xamante ni dañuy def mission d'enquête commission d'enquête ku jégi bokk ci ak ñeneen gis nga mission d'information bi ñu def ku jégeeg ñëpp a ciy bokk bu fekkoon dañu dem ba gis ni lii dafa lëndëm bu boobaa ngay wax ni léegi nag nañu taxawal commission d'enquête parce que lii laaj nañu leeral ko gis nga fi commission d'enquête bi ñu fi defoon sur l'affaire des 94 milliards député moo taxawoon wax ni moom am na ay preuve yoo xam ne dafay wane ni dañuy jël 94 milliards bi ñu defee commission d'enquête bi ñëwul wuyu si waa naka ngay waxee yow nga ni da nga représenter parce que gis na ni yéen da ngeen di jeng ba pare peut-être loolu du débat bi mais aussi président non bu boobaa na ko wane xam même bu ñu jengee moom na dem wane ko mais xam nga loolu mooy sos te nag gis nga sos moom de toute façon dafa graw
kon est-ce que d'accord nga pour vraiment poser teg baaraam ci loo xamante ni ku bokk ci yéen ma ko wax par exemple maître Djibril War nekk député proposition bu mu def est-ce que kon ànd nga ci est-ce que dina ko def bu ko defee est-ce que di nga ci ànd ban proposition la boobu parce que lii nee na forfaiture la daf ko wax par exemple pour ñu rendre leen inéligible est-ce que di ngeen àgg ba foofu non man nekkuma ci yow àggoo ci yàgguma ci débat yooyu non débat bi may wax rek mooy Sénégal dafa nekk réew moo xam ni dañu war di waxante dëgg dañu war itam di labirante dañu war itam di wax loo xam ne ni bu ñu koy wax day fekk loola moo am illa joo xam ni ci la ñuy sukkandiku pour wax ko. mais président ci politique ngeen nekk. waaw d'accord ñii dañuy opposé wu. d'accord président Macky Sall tam nekkoon na opposition. xamoon nañ position aussi ci wàllu mbënd mi. peut-être loolu mun ngeen leen ko nangul. oui non dinañ leen ko nangul ci wax rek waaye nag gis nga Sénégal damay bañ bu nit nekkee ci jafe-jafe ngay ñëw di taxaw ci ay jafe-jafeem taxaw ci ay xefam di wax loo xame ni doo ko indil benn saafara ba pare di ko rey ak coow parce que kooku da nga koy gën a sonal ñun daal li nga xamee moom la ñu xam mooy xam nañu ni àdduna ci boppam moo am jafe-jafe xam nañu itam ni réew moo dem tey dérèglement climatique yi am na lu mu indi am na ñoo xam ne taw la leen indi am ñoo xam ay lakk la leen indi loolu yaa ngi ciy insister mais man bugguma aussi ñu yàgg ci débat boobu parce que tamit réew yi ngay wax yu ci bari d'abord lii nii mun nañu wax ni taw yi amul lenn lu ci exceptionnel 200 millimètres de pluie peut-être problème bi moo di amuñu benn infrastructure amuñu ay réseau d'assainissement évacuation eau pluviale nga xamante ndox mi bu ñëwee maximum 2 heures de temps après mu taw parce que réew tubaab yi ñuy wax noonu dañuy tëkkalee en général fleuve mooy fees après mu déborder te loolu sax peut-être après mu nga ci am looy wax parce que fàggandiku moo gën ñi ngi signaler ni dex gi mi ngi déborder fële fleuve Sénégal gi Matam yooyu président peut-être ci lañ leen di gën a xaar indi ay solution plutôt que indi lay mais solution yi mooy li ma la wax léegi mooy plan d'aménagement du territoire plan d'aménagement et de développement du territoire dama la wax ni la dafa am benn conseil présidentiel boo xam ni document boobu bëgg naa sénégalais yi càmbar ko xool ko dañu wax ni fii ak développé wuñu territoire yi te loolu sax gis nga ni tàmbali nañ ko parce que soo xoolee gis nga programme PUMA yi ak PUDC loolu lay indi mooy fexe ba ku nekk fa nga nekk ñu fekk la fa ak loo xamee ni di nga xam ni lii boo ci jàppee di nga mën a liggéey xam nga yow yaa ngi dëkk Tivaouane am na aménagement yoo xamee ni tey suñu ko defoon ci wàllu autoroute jóge ko Thiès indi ko Tivaouane xañ na dëkk biir Tivaouane di xëy si di liggéey si Dakar moo lay gën a noppal parce que ci la sa dund di gën a neexee ci la dund di gën a yaatoo que ngay xat-xatloo fii ak luyaas bu cher bi voilà su ko defee nag li am solo mooy ñu def aménagement du territoire ba nga xamee ni dañuy def ay territoire yoo xam ne économiquement dañuy viable. balaa ñuy avancer léegi dama lay jox benn kaan tax tudd nga Tivaouane xaw ma Mérina Dakhar xaw ma Ngaye Mékhé xaw ma feneen mais par exemple da ngay gis comme Tivaouane chaque année état bi dina leen may ay 6 kilomètres de route pour gàmmo gi mais tali ñu fay def yëpp du am assainissement donc fi nga xamante ne ndox mi danaan dugg ci suufu joor si du am benn problème foofu lépp léegi day taa yu doy waar sax mais est-ce que jotul léegi ñu ni non kenn dootul defeti yoonu mbedd te àndul ak assainissement mais normalement yoonu mbedd boo gis te nga xamee ni yoonu ndox la dañ fa war a def ay rigole yoo xamee ni ndox bi bu ñëwee day wàcc tali bi pour def ko pour wàcc ci mais loolu daawuñu ko def est-ce que jotul léegi ñu changer nga xamante ni loolu systématiquement obligatoirement élu yi dañ koy def bien sûr dañ ko war a def parce que li tax ma day wax nii dañ ko war a def dafa am benn plan Tivaouane boobu ngay wax dafa am plan d'assainissement boo xam ne 12 milliards la keroog ba ñuy lancer programme bi maa nga fa woon nga xamee ni dañ ko war a def taxawal ko ba nga xamee ni lépp loo xam ne dafa jëm ci assainissement ci biir dëkk bi ñu def ko noonu mu amee Tivaouane noonu la amee Touba noonu la amee ci yenn dëkk yu mag yi noonu la amee Ndar noonu la amee ci biir Thiès te yooyu yëpp dafa am ay programme yoo xam ne tëral nañ ko tàmbali di ko def xañ na nag fañ ca war a yeggaguñu fa loolu moo tax man la mission d'information bi dina xam lu ci nekk fan lañ ko tàmbalee ak fan la yegg ak fan lañ ci jëm loolu moo ñuy permettre ëllëg incha allahu rabbi bu ñu defee mission d'information yi ñu mën a def benn bilan bu leer bilan boobu tam gouvernement bi da koy def ci booram attention ñëwuñu pour contre li nga xamee ni moom la gouvernement bi dina def bilan ñun itam dañu def suñu mission d'information bu ñu croiser loolu dinañu xam fan la ñu toll dinañu xam itam lan la ñu war a mën a yokk lan la ñu war a mën a defaraat lan la ñu mën a changer pour que mbir mi gën a baax ci suñu dëkkuwaay.
yaa ngi doon wax pour changer waat façon doxalin. Est-ce que yow mi nga xamante ni nekk nga élu. Est-ce que amuloo quand même déception wul ci acte 3 de la décentralisation parce que ñu ngi doon xaar. assainissement mu doon compétence transférée. te loolu amul. Assainissement ma wax la dara assainissement li mu laaj ci wàllu liggéey kooku état rek moo ko antan est-ce que nu mu koy defee nag est-ce que daf ci war a ànd ak collectivité territoriales yi est-ce que daf ci war a ànd ak élus yi ak est-ce que daf ci war a ànd ak experts yi loolu d'accord naa ci mooy l'observatoire national mais gis nga problème assainissement diis na diisaay boo xamee ni boo ko bàyyi woon ak maire yi kon lépp ndërmelu il faut que état bi taxaw jiite ko ànd koog ñun nag pour ñu jéem ko doxal. xam nga foofu problème mu cohérence laay indi ndaxte environnement dañ leen ko jagleel. donc mairie ñoo ko yore. te yow gis nga si sa wax toujours yaa ngi revenir ci changement des règlements climatiques yi donc dafa fasantikoo. donc cohérence doon na bëgg. ñaar yooyu ñu boole ko jébbal bokk moomeel yi mais peut-être yow xaalis bi ngay wax ni dafay bëri. ba pare peut-être aussi gestion bi mun na bañ a jaar na mu war a jaar. mais pourtant réew yi nga tudd yëpp ci àdduna bi réew yi kii mais pratiquement seen budget lu ci ëpp dañ koy jox collectivité locale yi mais fii ni Sénégal alalu réew mi matul 3% yoo xamante ni alors collectivité locale yi ñoo koy gérer. c'est vrai que y a trop de centralisme. c'est vrai que des na mais def nañ ci ay jéego yu bëri. Avec l'acte 3 de la décentralisation mën naa wax ni fonds yi nga xamee ni moom la ñuy jox moom lañ doon jox communes yi président Macky Sall multiplier na ko par 3 bu ñu daan jot benn léegi ñu ngi jot ñett. C'est vrai aussi que environnement dafa nekk compétence bu ñu transféré mais ban environnement la ñu transféré moom mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci sakkanal keew mi mooy defar garab yi toppatoo dundin bi yooyu jox nañ ko maire yi mais nag li nga xam ni mooy moyens yi nga xam ni moom la maire bi war a mën a am pour di gérer ay problème mu assainissement encore que assainissement bi ñaari volet la am na assainissement yoo xam ne assainissement individuel la. maa ngi déglu la dernière fois d'ailleurs le directeur de ONAS di ci insister lu bëri di wax ni suñu bëggee ñu def assainissement yi il faut ñu xalaat naka la ñuy defee ay assainissement individuel te bàyyi assainissement collectif yi parce que ay assainissement collectif yi nee na suñu réew yi antanu ko segam suñu réew yi ñoo antanul assainissement collectif rawatina nag ñu koy jox ay mairie ak ay collectivités territoriales parce que li mu laaj ci liggéey li mu laaj ci alal li mu laaj ci booloo loolu mënuñu ko li ñu mën mooy ànd ak état bi liñ ci mën ñu def ko su ko defee ñun nag après ñu continuer di ko saytu. ñu des ci wàllu environnement bi xaw a génn tuuti sujet bi mais dinañ ci dikkaat. moo di yow mi nekk élu bu département bu Tivaouane. naka nga gisee jafe-jafe yi am si wàllu environnement bi ndax foofu am na ay sociétés minières yoo xamante ne dañuy impacter en termes de pollution garab yi ak suuf si ak surtout jafe-jafe ci wàllu suuf xëccoo bi am foofu noonu si département bi diggante ICS ak Tobène ak dëkk yi nga xamante ni yëpp ñoo ko wër ban taxawaay la ci ndaw réew mi war a am. waaw taxawaay bi mooy xam nga Sénégal nag dafa nekk réewu droit mooy lan mooy amul benn société boo xam ne yaa ngi nekk ci Sénégal te amoo lu ñu tuddee concession minière yi dafa la jox ay droit ba pare jox la ay obligation su fekkee ni droit yi nga xam ne ni jox na la ko yaa ngi koy def obligation yi mu la teg yaa ngi koy def kenn mënul tee société boobu di liggéey parce que itam il faut ñu waxante dëgg dafa am loo xam ne bi ngi ci réew mi te dañ ko war a saytu mooy alal su nekkee ci suñu suufu réew feek exploité wuñ ko boobu alal du am njëriñ kon nag dañ ko war a exploité ci naka nag mooy ñu teg ko ci charte yi nga xam ne moom la code minier bi wax dëgg la nag am na ay zones yoo xam ne dañu ne bu ko nit ñi exploité du ñu delloowaat suuf sa pour delloowaat ko na mu war a nekkee loolu war nañ ci gën a veiller pour que société minière yi suñu defee seen liggéey ba pare ñu dellu siwaat fa ñu xamee dañ ko gasoon di ko defaraat di ko terrassé waat pour que loolu nit ñi ñëwaat ëllëg di ko mën a jariñoo waaye toog rek ba mu neex la nga ni société bii mi ngi fi waaye bëgguma mu dugg si fii wala bëgguma mu egg si fii kooku nag da ngay def loo xam itam da ngay jalgati yoon loolu moo tax ma bëgg ñun ñëpp ñu xam ni société yi ña nga fa ñi ngi liggéey
ñun war nañoo jariñoo société yi waaye société itam war nañoo jariñoo li nga xamee ni mooy alal ji nekk ci suuf si te nga xamee ni dafa am lu muy indi nag ci suñu wàllu économie. loolu kenn weddiwu ko président ma fàttali ni suñu invité fii ci Triangle Sud rajo Sénégal International moo di président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale Aymérou Gningue nekk tamit maire bu commune bu Mérina Dakhar. loolu kenn werantewu ko foo ko ñu exploité alal ji nekk ci biir suuf si mais dañ ni gis nga waa Tobène ak dëkk yooyu yëpp benn bañul jóg bàyyi suuf si mais dañ ni nañ leen jox ndàmpaay loo xamante ni jar na ko baykat boo xamante ni da nga nangu suufam giiru dundam amatul revenu mu war a di fay ay facture kooku yaakaar naa ni war nga mën a soutenir ni war nañ leen a fay lu ko jar. waaw xaali xam nga man nag dama nekk un légaliste mooy lan mooy réew mi dafa am ay règlement yu ko tënk dafa am lu ñuy tuddee ay commission yoo xam ne ay commission départementale d'évaluation et de dédommagement des terres gis nga loi bu baaxul da nga koy dindi indi beneen loi règlement bu baaxul da nga koy dindi indi beneen règlement. mais tant que kenn changé wu ko dañ ko war a respecté. bu ñu ko changé wul dañ ko war a respecté ba pare di waxtaan ci seen biir pour di trouver ay terrain d'entente parce que lu règlement am waxtaan ba juboo daf ko gën mais nag bu fekkee ni dañu dem ba yàgg ñu jàpp ni. commission d'évaluation yi dañ daan liggéey wala këyit yi nga xam ne moom lañ daan liggéey di ci basé wu dafa baaxul dañu war a toogaat waxtaan bokk ko ak ñi nga xamee ni ñooy exploité ñooy société yi bokk ko dëkku élus yi bokk ko ak administration bi ñu waxtaan ba taxawalaat beneen barème boo xam ne dañ naan barème bi kat léegi ci la ñuy sukkandiku pour mën a def liggéey bi waaye kenn amul sañ-sañ toog fi la neex rek daal ni lii lay def lii lay doxal gis nga réew dañu war a moytu li ñu war a moytu gis nga état dëkk bu amul état bu dëgër ci nërmeelu la jëm état bu diisee ba mu ëpp daf lay noot gis nga bu yolomee ñun ñëpp suñu dundin day yàqu parce que état rek moo ñu mën a jox ay garantie ñu mën a tëdd di nelaw bu ñu xëyee dem suñu liggéey bu ñu tooñee ñu dem justice porter plainte loolu état loolu rôlu état la c'est ses missions régaliennes bis boo xamee ni dem nañu ba ku mu neex lu mu neex nga jóg daal ni man lii moo ma neex lii lay def bu boobaa état bi day nelu te nag nañu am lu ñu jàpp ci suñu xel Sénégal gii nañu sant yàlla te xam ni dañu am état boo xamee mi ngi taxaw état boobu nag lépp lu koy dooleel man Aymérou en tant que député ci loolu lay nekk parce que dama gëm république gëm état gëm nitam fii ak état mi ngi taxaw am naa sécurité bis bu état taxawatul dootuma am sécurité du ma tudd benn dëkk waaye xam nga ni am na lu ñu wër loo xamee ni la fay xew ñàkk état moo tax muy xew kon nag ñun am nañu état nañ ko jàpp fonk ko ànd ak moom dafa taxawal ay règlement ak ay loi da ngay méngale lu ñu war a méngale quand même parce que fii nii je crois que du autorité de l'état bi moom la ñuy remettre en cause mais juste rek lii di équité la baykat yi di laaj ndaxte hectare boo xamante ni mun nga ko dagg 32 parcelles ñu la ciy fay 1,50 million donte mooy loi bi peut-être aussi mun nañu trouver un terrain d'entente d'autant plus que le ministre de l'intérieur sax lui-même bi mu demee foofu Tobène dani lii dafa tuuti Bara Ndiaye tamit nee na moom dana leen lankale ba tëdd ci naaj ba waaw peut-être ñoom ndàmpaay boo xamante ni rek dina nekk à la hauteur ci perte yi ñuy subir xali dama ne ndàmpaay dañ koy tëral xam nga këyit boobu xëy rek juddu ay nit a toogoon ba waxtaane ko waa nit ñi toogoon ba waxtaane ko mënuñu toogaat ba waxtaan ni léegi jëlee nañ ko fii yóbbu nañ ko fii loolu bu ñu ko defee rek jàmm ni ñooy léegi leer na waaye léegi nag est-ce que ci contenu local bi mun nga si ñëw parce que usines yi ñi ngi exploité kii ba pare léegi amatul benn impact gis nañ ni par exemple ICS fële bi ko indien yi jëlee ak avant dafa wuutee liggéey jëlatuñu gis nañ ni lu ci bari loo xamante ni daraan rogalaat amatul gis nañ par exemple même code minier bi que ICS ba léegi depuis concession bu njëkk ba ñoom dañ leen exonérer pratiquement lépp luy taxe loolu est-ce que warul changer quand même waaw xam nga contexte yi xam nga dama nekkoon ICS déjà ça c'est très difficile ci ban parce que dama fa nekkoon xam tam li ñuy liggéey xam aussi convention yi njëkkoon a am ak bi mujjee ñëw gis nga bi ñuy signé ak indien yi fekk na mu am ay jafe-jafe yu bëri ci ICS dañu demoon sax ba ne defee ni ICS day tëj complètement te bu tëjoon boobu dafay am impact boo xam ni kenn xamul woon nu muy toll ñu def lépp président Macky Sall bi tey
bu li moo def lépp pour sauver ICS pour mu nekk ba ni mu nekk ba tey ñu naan ICS c'est la première entreprise buy exporter fii ci Sénégal dëgg la nag et vraiment man nangu naa ko mooy war nañu xoolaat naka la ñuy def ba contenu local bi gën a taxaw xam nga lu tax ma koy wax xam nga tey ñu ngi voté benn loi sur le contenu local en matière de pétrole man ci sama bopp def naa proposition pour que ci mine yi aussi ñu def benn loi sur le contenu local te loolu ñoo ngi ci avancé. pour que société minière yi ban changement lay indi li ngay proposé. bu ñu defee loi sur le contenu local dañuy imposer nii am na liggéey yoo xam ne il faut que ñu jox ko entreprise yoo xam ne ay Sénégal la ñu dëkk am par exemple Daaru Xuddoos fa mu nekk am na liggéey yoo xam ne kenn mënatu ko jox beneen société budul société boo xam ne mi nga Daaru Xuddoos man am na liggéey yoo xam ne mënuñu ko jox beneen société même bu dee société bu jógee bitim réew te àndul ak ay sénégalais ñoom ñu bokk capital bi yooyu dina tax li nga xamee ni nii mooy alal gën a jeexital ci nit ñi gën a dugg ci nit ñi moo tax loi contenu local boobu ni ñu ko defee ci pétrole maa ngi ñaan te wax naa ko te itam ñoo ngi ciy liggéey pour que même loi bi ñu indi ko ci wàllu mine nga xam ne day am une loi sur le contenu local bi ñi léegi waa Ndourène Kaleen sa foofu ci Mérina Dakhar dañ ni dëkk yi wër foofu yëpp Mérina Dakhar ak yi ko wër yëpp am nañ courant mais foofu waaw il faut nga tontu leen ndaxte bi ñu gisee affiche émission bi ñu bëri dañu laajte lu donc mbir mi waaw lu tax ñu beddi leen. non kenn beddiwu leen waa Ndourène Kaleen samay mbokk lañu ñoom ñëpp comme ni waa Kouré Matar nekkee samay mbokk Kouré Matar ñoom ñi ngi gis fii lii Kouré Matar ak Kaleen 400 mètres la 300 mètres 400 mètres kon ñoom nañu xaar rek. mais fii àggagu fa dina ñëw incha allah kooku moom bu yeboo ñu dalal seen xel bu baax maa ngi koy wax imam Pati Ndour ak ña fa dëkk ñëpp di leen xawal di wax dëgg yàlla courant bi moom mi ngi ñëw Kourène Ndourène Kaleen mi ngi ñëw Baxdaas mi ngi ñëw foofu yëpp incha allah parce que loolu la président bëgg mooy fu courant amul ñu fexe ba yóbbu ko fa. te incha allah rabi man maa ngi ci bu baax. wala élection locale yi di nga ko def. incha allah yaakaar naa ko incha allah. di nga bokkaat donc pour diriger waat foofu commune bi. man de waxaguma dara mais daal yaakaar naa ne bu ko nit ñi bëggee rek naa ko def te yaakaar naa ni daal li may dégg mooy daal doyalaguñ ci man léegi nag maa ngi seet man itam ba xam dinaa sóobu wala du ma sóobu. yow yaa ngi wax ni légaliste nga technicien bi sax mi ngi ree ku saabu du fóot boppam waaye moom président wóolu na boppam en tout cas dina leer. yéen ak ñoom Baara Ndiaye ak ñoom Maguette Wade dina leer quoi non du question. parce que gis nañ temps yi daal commencé ngeen di yëngu. non du wóolu man dama ni rek dama ne xam nga man ku laajaat ñu jox la wax dëgg yàlla nag war nga xam ni war nga doyal mais nag bu fekkee ni nit ñi dañu ni daal naa yeggale. wala soxlawaat nañu ba ci kanam bu boobaa dinaa sóobu mais man xam nga fi mu nekk nii waxuma la dara parce que wóoluwuma dara nag parce que mais daal li ma mën daal maa ngi koy def. te itam maa ngi wax yaa ngi préparé indi courant bi pour mën a def campagne électorale yaa ngi préparé sa bilan. non même bu dul campagne dama yóbbu courant. non man naka ci laa nekk man bu ma nekkul woon maire tam yóbbu courant. dëgg la waaw léegi président. ci loi yi ñu doon wax nii mais. njiitu réew mi indi yaakaar bu rëy surtout ñi nekk Dakar. di liggéey loué. gis nga luyaas su Dakar ni mu méttee président jël loi bu am solo. pour ñu wàññi luyaas yi. mais ñu gis ni bu ñu yëgoon sax. bu tàgg woon nit ñi bu ñu xamoon nii lay demee du am. président luyaas bi dafa gën a yokk à Dakar. ah bon mais bien sûr dafa yokku parce que xam nga subterfuge yi nit ñi dañ lay wax naan dañuy defaraat ñu bëri ils en sont victimes man jël naa ay questions yu bëree bëri ay nit yu ma laajteloo laaj bi est-ce que loi boobu dañuy bàyyi finalement mu nax saay waaw xam nga nag au lieu ñu wàññi finalement mbir mi dafa yokku gis nga nag dama lay wax benn affaire sénégalais yi ñu ngi lay déglu les locataires non dama lay wax benn affaire dafay jafe lool ay secteurs yoo xam ne dafay jafe réglementé mooy jafeeru jënd ak jaay ak affaire luwaas parce que dafa am loo xam ne ni même soo nee dama bëgg mu bañ a génn fii ñaari nit yi bu ñuy waxtaan yow doo ko fekkee te marché li koy déterminer mooy la loi de l'offre et de la demande mooy est-ce que ñiy wut am na ñu leen di jox est-ce que ñiy joxe gis nañu ñu soxla li ñu bëgg ba nga xamee ni loolu dafay nekk loi boo xamee ni
loi la boo xamee ni moo gën a rëy loi yëpp li état bi mënoon def nag te def na ko mooy def benn loi encadré ni bu mu dépassé fii bu mu yegg fii bu dee dëkkuwaayu nangam bu mu yegg fii mais dama jàpp ni li nga xamee ni moo am solo dëgg te mu mën a permettre ñu liggéey loolu ba loi bi mën a appliqué wu mooy programme bi état bi def muy 100 000 logements bi mu bëgg a def fële ci Xolpa parce que loolu fii ak état bi mi ngi def liggéey di jàppale ñi nga xam ne dañu néew doole pour ñu am ay logements mais nag ci zone yoo xam ne dañ ko aménager d'ailleurs gis ngeen ni bu fekkee dafa nekk ay zone d'aménagement concerté comme ay ZAC doo fa gis ay affaire u mbënd parce que bala nit ñi dëkk sax dañuy def réseau yi defar courant bi defar ndox mi defar assainissement bi ba yooyu du fa bare du fa am kon nag fii nga xam ni fa la état bi bëgg a jëmale les nouvelles villes le pôle urbain de Diamniadio ak pôle bi nga xam ni moom mooy pôle Lac Rose nañu fexe ba logement ya mu yomb Sénégal yi mën ca dem. loolu mooy problème loolu bu ñu ko defee rek yaakaar naa ni loi bi dañ koy inverser parce que loi de l'offre et la demande da ngay fexe ba inverser ko rek bu ñu demee ba demande bi gën a tuuti rek ñiy def offre bi dañu daal di wàññi léegi. li nga xam moom mais loolu mooy problème yi logement yi rythme bi dafa yeex nit ñi dañuy laaj kañ la ñuy am ci kër yi njëg gi tout ça parce que li ko président waxee woon su fekkonte ni peut-être rythme boobu noonu am na solo effectivement loi de l'offre et de la demande bi dina am effet nga xamante ni Dakar ñu bari danañ ko génne dem ci logement yooyu prix donc du coup mën a baisser mais loolu ba léegi amul non xaalis dañu nangu ñaar yëf vision la boo xamee président moo ko taxawal d'abord le pôle urbain de Diamniadio et le pôle urbain du Lac Rose ñaari pôle yoo xamee ni d'ailleurs war nañu def attention ba moytu ay nit ñëw fa di fa def ay bidonville nañ loolu tam maa ngi woo état bi surtout les ministères yi mu concerné ñu am ci taxawaay bu mat ba nga xamee ville yooyu dinañ ko defar ci anam yu rafet anam yu baax te ñu moytu ñu bidonville yi di fa développé wu ba nga xamee ni man li ma jàpp mooy programme 100 000 logements président wax na ko décliné na ko ci bi ñu koy falaat fii en 2019 nañ continuer defar liggéey boobu ñu fexe ba ñu aménagement ay terres yu baax jox ko nit ñi dem def fa seeni dëkkuwaay ñu fexe tam ba ñi nga xamee ni ñooy promoteur privé yi ñu fexe ba waxtaan ak ñoom ba fu ñu tabaxati bala ñu koy tabax ñu def ay aménagement yu wér yoo xam ne nit ñi bu ñu fa ñëwee duñu mën a am benn risque pour dugg ci mbënd. xam nga président yooyu daal bu amee rek yi fit na baax. loolu lépp nag rôle état bi la. rôle état bi mooy réguler fexe ba réguler et puis encadrer bañ fexe ba. c'est ça kii ay habitat spontané di am loolu c'est une grande question. c'est ça léegi est-ce que quand même le fait que ay borom ndombo tànk ay élus nekk propriétaire logement yooyu est-ce que loolu nekkul tamit obstacle ñoom du ñu bëgg a wàññi loo xamante ni seen ay revenu la. waaw non xam nga booy wax déjà. ñi yor kër yi di ko luyeeg yooyu wax dëgg yàlla kooku moom da nga koy gis ci société bi yëpp xam nga c'est des initiatives privées nañu fexe ba initiative privée yi ñu bañ ko rey fii ci Sénégal parce que initiative privée rek moo ñu ci mën a génne parce que état bi mënatul nekk état boo xam ne day tabax ay logement li xewoon bu njëkk ba ñu naan SICAP société nationale ak SNHLM xam nga ni loolu antanutul li nga xamee moom la Sénégalais yi soxla il faut que Sénégal ñuy def la promotion initiative privée mooy nit ñu am alal ci seen bopp ñëw di ko liggéey pour di mën a louer wala ñuy jaay kër yooyu. li ñu leen di mën a laaj kay mooy fexe ba encadrer ko parce que nit su fekkee yaa ko jox suuf yombalal ko mën nga influer ba kër gi bu koy jaay mu am foo xamee ni fa nga koy yamale ni ko mënoo jaay lu ëpp lii su ko defee moom itam mu jël investissement yi te maa ngi dégg keroog borom xam-xam. buy wax nañu fexe ba promoteur privé yi ñu bañati leen jox ñoom ci seen bopp ñuy def assainissement yi nañ ko jox ay sociétés yu ko mën ñi nga xam ne seen xam-xam def ci màcc ñooñu def ko mais société privée boo xam ne da nga ni yow da ngay def promotion immobilière bëgg a nekk sa électricien bopp bëgg a nekk sa assainisseur bopp bëgg a nekk sa
société ndoxu bopp kooku dañ koy bàyyi su ko defee ñu koy jox société yi nga xamee ni seen xam-xam daf ca màcc ñu koy def su ko defee loolu dina joxe ay garantie. gis nañ ni kon foofu noonu SNHLM war na jubanti taxawaayam gis nañ Kër Massar HLM yi mu fa tabax ni mu inondé d'ailleurs question bi mooy lan moo war a doon taxawaayu SNHLM est-ce que dafa war a assainir une bonne fois pour toutes wala est-ce que dafa war a reloger ñi nga xamante ni dañu jënd ay kër ba pare mu yàqu. waaw ndax mën mi man j'étais victime de ça parce que sama sœur dafa amoon ci kër yooyu en réalité du woon ay tabax da ñoom ñoo def HLM moom moo defaroon le programme de viabilisation de Kër Massar unité yooyu yëpp HLM lañ ko joxoon muy def viabilisation xam ngeen ni foofu amul réseau assainissement seulement dañ ko sëkkoon ci biir kër yi ñu sëkkoon nag daf ci am yoo xam ne dañu nekkoon ci xur nekk ci wàllu yoon woo xamee ni ndox daf fay turu loolu moo indi effectivement ca taw yoo xamee jiitu na sax 2012 ndox mi nangu woon kër yooyu bi ñu leen nangoo nag HLM dafa mujj jël kër yooyu indemniser ñooñu jox leen xaalis pour ñu wuti kër feneen mais am na ñoo xamee ba léegi ñu ngi continuer dëkk foofu loolu yëpp nag li koy def mooy fexe ba bu ñuy def liggéey ñu def ko ci amin bu sell def ko ci amin bu baax ñi nga xamee ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu assainissement ñu boole leen ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa wàcc ci wàllu VRD ñu jox leen ko su ko defee ñooñu ñu def liggéey ba su ko defee li ñuy defar dina baax te bu ko Sénégal yi amee ku ci nekk di nga ci mën a dëkk nekk ca ci nekkeen bu rafet. président Aymérou Gningue benn minute ngir ñu jeexal dama la bëggoon dugal ci dialogue politique bi. xam nañ ni du ko mat mais. par exemple naka nga gisee dialogue bi fi mu toll nii. ak point d'accord yi ak li nga xamante ni déggoo amu ci. par exemple est-ce que. élection législative yi dañ koy reporter élection locale yi dañ leen di coupler tout ça ban taxawaay actuellement moo ci gën a nekk fi mu toll nii moo gën a yenu maanaam. alors man foofu xale yi li ma lay jëkk a wax mooy d'abord rafetlu dialogue bi xam nga président bu ñu fal à près de 60% en 2019 nga woote tàllal sa loxo ni ñu ñëw parce que réew mi. parce que problème amoon na aussi. non ay coow non amul problème parce que fal bi kenn werantewu ko. déjà yéen d'accord ngeen pour ñu xoolaat processus bi depuis 2016. oui mais parce que bu ñu ko laajee ñu waxaat ñu def ko rek. d'accord mais amul benn problème président moo bëgg rek nii nañu woote xam nga li may jëkk rafetlu mooy le fait que Sénégal yëpp politiciens yëpp mooy bu ñu waree toog waxtaan rek dañuy bokk toog waxtaan. ça c'est extrêmement important am na réew yoo xam ne du ñu waxtaan comme nag ñun ñu ngi toog di waxtaan. di xool naan lii baax na nañu améliorer lii nañu def lii loolu dama jàpp ni ndamu Sénégal la. ndamu Sénégal la ko jëfee li ciy juddoo comme accord incha allahu rabbi dinañ ko jëfee parce que bala ñuy def waxtaan du ko jiitu te waxtaan lépp lu mu lal rek dina baax man li may jëkk rafetlu mooy le fait que ñun ñëpp ñu ànd waxtaan le fait même ñu naan lii d'accord nañ ci lii d'accord nañ loolu amul solo xam nga lan moo am solo mooy wax nañu ba ku nekk wax nga li nekk sa biir te président tam jël na ay mesures nee na lu ngeen d'accord. dinaa ko appliquer lu ngeen d'accordul tam man dinaa jël décision yi nga xamee ni te ku ne xam nga ni président nag dafay tëdd njaaxanaay bis bu jëlee ay décision tam décision yooyu Sénégal dañ ci ànd ak moom. jërëjëf mu nekkoon Aymérou Gningue maire bu Mérina Dakhar nekk njiitut groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale ñu koy jaajëfal mu ñëwoon doon wax di indi ay tontu ci laaj bi ñeel taxawaayu nguur gi ci mbënd mi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci Ndakaaru ak dëkk yu bari fii ci Sénégal ak yenn poñ ci ni réew mi di doxalee Aymérou Gningue ñu ngi lay gërëm di la sant. di gërëm Amadou Ndiaye ci xarale gi ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñu doon déglu tey ji Triangle Sud ci rajo Sénégal International jërë ngeen jëf ba dimanche bii di ñëw. Le rendez-vous radiophonique du week-end. Triangle Sud sur Radio Sénégal. Tous les dimanches, 11h-12h sur Radio Sénégal International 92.5. Khali Amadou Narfal fouille l'actualité avec ses invités. Votre émission Triangle Sud, tous les dimanches, 11h-12h.